télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi ne di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi ci TFM li ci gën a fës bokk na ci lakk gi am tey ji ci fële di Ngadiaga usine Petrosen Forteza moom moo lakk di barab boo xam ne ay tooli gaz ñoo fa nekk. lu aju ci moomi le mbir xewee ci commune bu Notto Gouye Diama département bu Tivaouane askan yu foofe amul njàqare ci seenu ëllëg ba yëf fi tàkkee ñoom ñëpp a daw boole cee kit di sàkku ñu wutal leen ay matuwaay ndax la ñu dëkkuwaale jafe-jafe la ci ñoom. leneen ci xibaaru timis yi dana bokk ci liggéey autopont bu avenue Bourguiba ñi nga xam ne ñoo dëkkee foofee te ñu jëlee woon leen fa bàññi amoon fay place di impacté yi ba léegi ñoo ngi amee ñëgg-ñëggu xol nee nañu daal kilifa yi dañoo jëli dogal te boolewu leen ci la mu leen julal ci yàqu-yàqu nag kenn xamul nu mu toll des na leen déglu ci biir xibaaru timis yi. wàllu wér-gu-yaram ak coronavirus gi wopp ji mi ngi gën di sartagal ci réew mi tey ji bilan bi dégg nañ ci ñeenti doomi aadama yu ñàkk seen bakkan dégg ci lu toll ci téeméer ak fukk ak benn ci ay doomi aadama yu amee coronavirus. wàllu tàggat yaram lu aju ci ñeent fukk ak benneelu championnat d'Afrique judo ga ñuy amal ca Madagascar doomu Sénégal bii di Mbagnick Ndiaye moo téye titre champion ci ñi nga xamante ne ji ñoo ëppal téeméeri kilo. tey jii kon ci wàllu moom double champion d'Afrique bi moom moo kon gagné ci wàllu final doomu Algérie bi di Mohamed Sofiane Belreka. nuyu leen bu baax a baax dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru timis yi ak lakk gi nga xam ne am na fële nga xamante ne ji moo di ci diwaanu Ngadiaga nekk ci commune bu Notto Gouye Diama diwaanu Kees la ay teeni gaz moom moo fa lakk benn ca moo lakk ñu ne waa Petrosen Forteza ñoo ko moom. askan wa nekk ci jaaxle nekkit ci tiitaange ba ñu déggee lakk ga daanaka ñoom ñëpp a daw yemuñ ca ndax it jug nañu yëglu ngir bëgg ñu leen di bàyyi xel ndax la ñu dëkkee nee nañu musiba la moo xam ne saa su nekk mën na leen a jural yi jafe-jafe Cheikh Anta Diop Sey Latir. Ngadiaga nekk ci commune bu Notto Gouye Diama fii de lu toll ci fukki teen ak ñett ñoo fi sampu muy génne gaz dañoo xëy nee nañ biñ ko doon essayé benn teen na jëppit tàkk askan wi ñëpp fëx daanaka lu toll ci fukki waxtu sapeur pompier yi jóge ci Tivaouane ñëw ak seeni jumtukaay waaye nag lakk gi tëw fay. tey jii dañoo am vraiment aw naqar yàgg nañoo wax ni usine Ngadiaga bi condition yi nga xam ne moom la war a jël pour jël gaz bi mettre les populations en sécurité defu ko tey jii lu mat ñeenti waxtu teen boo xam ne dañ ko doon testé tàkk na sapeur pompier ñëw na xam nga ne gaz ndox du ko fay tey jii donc le président Macky Sall ñu koy ñaan bëgg nañ ndaje boo xam ne diggante Petrosen Forteza ak waa Ngadiaga ak Kër Mbir ñi nga xam ne ñoom ñëpp ak Kéréek jëla për ñëpp nga xam ne gaz bi dafa laal seen i suuf ñu toog ñu waxtaan ñu régler problème mu Ngadiaga bi. li ko daggee Notto Ngadiaga jël ak pël jël ak wolof daanaka kenn desul ñëpp daw utali yeneen i gox ragal nag tàkk-tàkk bi ñëw ci dëkk bi. depuis 9 heures gaz bi mu ngi exploité seen ingénieur bi ñu ci yaakaaroon nga xamante ni mooy Henri américain bi moom mi nga xam ne moom lañ defoon seen yàlla moo mën a defar affaire yi moom la affaire bi tey li yàlla di dogal ci moom la dal moom actuellement nii mu ngi hôpital ay risques la ñuy dund fii ci Ngadiaga teelu gaz yi dañu wër. tàkk-tàkk bi bu laaloon tuyau bi waxuma Ngadiaga mais zone béppay tàkk parce que ay tuyau lañ ko defaral yóbbu ko ba Cap des Biches ay tuyau lañ ko defar yóbbu ko ba Sococim ainsi de suite xar kanamu Ngadiaga boo ko xoolee tey ñun la dëkk bi gaz dafiy génn doo ko gëm Ngadiaga amul hôpital Ngadiaga amul dispensaire ndox bu ñu naan sax amuñu ko. daanaka askan wi meroon nañu lool ba sax tali bi nga xamante ni moom moo jógoon Notto dem Mboro ndaw ñi dañu koo galanoon gouverneur bu région bu Thiès du Mouhamadou Moustapha Ndaw dikkoon na ci bërëb bi doon nemmee ko lakk gi. ñeneen ñuy ñaxtu fii ci Ndakaaru la ñu nekkee mu di autopont bi ñuy tabax ci avenue Bourguiba ña ñu fa yëkkatee ñoo ngi ci ñëgg xol li tax mooy ba fi mu nekk nii nee nañu kilifa yi la ñuy def boole wuñ leen ci te ñoom la ñu leen yàqal bari na ñi ngi ko xam ne ci reportage boobu Cheikh Diop moo ko def ca ñoom. avenue Bourguiba daal di soppi xar kanam di liggéey woo xamante ni daal nañ ko fi door mu ñeel wàllu pont woo xamante ni bëgg nañ ko fee def ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci weg gi di dund ay jafe-jafe jamono yi. nit ñu def dafa jaaduwul gouvernement bi daa xëy rek yegg si alors commencé daane ay bagage ay karang-karang dindi fii sunu kii yëpp ba pare nag tëj ñu moo tax nag ñu formé benn collectif fas yéene nag taxaw li nga xam ne yoon waraloon na ko ñun mu def ko loolu mooy yoon
mais doo ñëw rek patam patamee ñu comme ça. collectif des impactés de l'avenue Bourguiba nag di ñaawlu bu baax a baax doxalinu ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew bu Sénégal ndax itam li ñu xamle moom moo di yëgaluñ leen na mu waree ba ñuy door bi les projets. Même pas 72 heures la fi préfet ñëw joxe ay sommation xëy rek ñu commencé daaneel c'est pas normal. avertissement bi du loolu parce que déjà balaa travaux di am rek pour man ci niñ ko waxee dédommagement dafa war a am avertir nit ñi 3 à 4 mois à l'avance. ñu nekk ci jamonoy fête jaaykat yu bari yi nga xam ne ñoom ñoo nekk file nag amaloon seen i ay bagages ngir rek daal di feesal seen ak gafaga waaye mu mel ni nag du nu ñu ko foogee woon. parce que suñu baaree fii bu ñu bëggee ku bëgg a jënd frigo wala ku bëgg a ñawlu da ngay dem xool fi gën a am accès kon clientèle yi dañuy daw dañoo dem ba instant bi man client sax pratiquement gisatuma ko. collectif bile di xamle ne liggéey bile ñu ngi ko àpp ci ñaari at fileeg boobu naam bëgg nañ ay saafara waaye lu ni mel bu sottiwul daan dund ak yile jafe-jafe. Covid-19 di mbas mi tolluwaay gi ci réew mi bilan bi ñu am tey jii mu jugee ci ministère de la santé ak action sociale mi ngi wax ñeenti doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn ci coronavirus bi waxit téeméer ak fukk ak benn doomi aadama yu amee wopp si. loole ñu jëlee leen ci test yoo xam ne seen lim toll na ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent lu aju ci ñi nga xamante ne ji ñoom lañ doon faj ñu wér ba génn ci loxoy docteur yi toll nañu ci ñeent fukk ak ñeent ñiy faju docteur yi nekk ca ñoom woppi coronavirus tëral leen mu di patient sous traitement lim bi mi ngi toll ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom. leneen ci wàllu xibaar mu di jaaykat yi nga xamante ne ji ñoo bokk ci UNACOIS Yeesal ñoo ngi joxañ banque yi nga xamante ne ji ñoo nekk ci réew mi ci ne ay jafe-jafe la ñu leen di jural ci seenub liggéey loolee tax nag ñu bëgg a soppiwu doxin ñi ngi ko xam ne ci ndaje mu ñu doon amal Alla Dieng mooy secrétaire général bu UNACOIS Yeesal ñu déglu ko ci kàddu yi mu dénk Pafara Ñing. ñu ñëw indi structure boo xam ne ni du banque waaye dañuy accompagner mooy lan boo amee fournisseur bu la nar a indil marchandise boo indee facture yi ñoom boo leen ko joxee nga remplir fichier bi pare ñu identifier la nga nekk surtout membre UNACOIS Yeesal boo déposé 25% ci njëg gi ñoom dañ la ko fayal fournisseur ba 100% transporter la ko assurer la ko dédouaner la ñëw livrer la pare duñ la fayee ci saa si mais dañ la liggéeyal nga fay fii ak 60 jours loolu benn banque defu ko fi donc première la ci Afrique mais première la ci Sénégal xam nga banque moom yàgg na ànd ak commerçant di liggéey waaye banque may na commerçant xaalis waaye am na banque yu yàqal commerçant yu bëri. léegi teewul nag mënuñu fee jógee mënuñu leen a bàyyi waaye nag ñii dañuy indi bees loo xam ne nii dañuy xool ba xam lu muy jur donc 2021 pare nañ pour teg ñaar fukki milliards ci table ji mais phase test bi mooy janvier février mars 2021 donc c'est parce que banques yi amuñu indi luñu satisfaction totale wala li ñu bëgg ci ñoom duñ ko am ci gaawaay waaye surtout aussi ci taux d'intérêt ñii nii li ñuy teg ci marchandise mi 8% rek la te ñoo lay transporter assurer la dédouaner la livrer la. commerçant yi dugg ci àll bi jënd gerte gi ci baykat yi am na ci ñoo xamante ne ji dañoo mer jamono ji li leen merloo mooy seeni camion ñu nga ñu gaare ca fële nga xamante ne ji moo di ca Sénoba douane moo def lu ni mel ndax nee nañu da leen a wóorul ndax gerte googee ñu tëye Sonacos lañ ko doon jëme am déet këyit wu koy firndeel moom lañ leen di laaj ba tax ñu jàpp seeni camion tëye ko ñu mu jur nag mer mu rëy ci ñi nga xam ne ñoo di yooyu les commerçant kenn ca ñoom Ousmane Mbaye lay wuyoo moo amee seen kàddu ñu déglu ko Bakary Konté. ñeen lañ blocage bi mooy ne ndox de service lañ jot exactement ñoom lii ak lii moo tax ñu bloqué leen waxuñ ñu ko parce que dañuy wax ne ki ko bëgg a sarte gerte da ngay dem def déclaration damaa mosul dégg nag ab baykat wala ab opérateur buy jënd ci réew mi jaay ci réew mi di def déclaration mel ni kuy exporté ñun exporté wuñ dañuy bay di jënd di jaay mënuñu def déclaration te bëgguñoo toog bañ a liggéey te bañu ñëw yóbbu gerte gi ci usine bi yóbbu ko moo ñu gënal di jéggi beg bi di defi fere waaye nañ man prix Nawaseen mu ngi jënd 320 Waawo mu ngi jënd 320 CNT mu ngi jënd 320 Nawaseen pourquoi ak Sonacos pourquoi du jënd 320 mu ko doon jënd daaw 310 gerte gi daaw 225 lañ ko fixé woon mu jënd 310 ñu fixé ko ren 250 pourquoi du jënd 310 su dëgëralee mooy nay rey béykat yi bu fekkee yow da nga doon jaay 275 ñu wàññi sa juróomi dërëm nga abaraam 15 tonnes wala 20 tonnes boo amee 10 tonnes war nañu wàññi jaw juróom fukki junne baykat boo xam ne ren ba déwén benn yoon lay récolté war nañ ko dimbale yërëm ko
kon nag bu ñu bloqué produit bi bloqué frontière bi produit bi ne ci àll bi nii boo impayé dañ dellusiwaat xale yi nga xam ne moom lañ mobilisé woon ne leen bu ñu dem ci mbëkk mi dañ delluwaat ci mbëkk mi kon nag président Macky Sall ñu ngi koy interpellé ne ñun ay doomu Sénégal lañ yoo xam ne yu bëgg Sénégal lañ am ay njaboot da leen liggéeyloo ñu jaamu yàlla waaye nag gis nañ loo xam ne daw na suñu yaram ndax baykat bu bay ba waxtu bi jot mu war a jaay gerteem ñu bëgg ci dagg ci juróom-ñaar dërëm kilo bu nekk ne forcé nga jaay ko Sonacos loolu jàpp naa ne Macky Sall du ko seetaan. ñi yëngu ci mbayum sésame nee nañu seen yéene moo di ci campagne ren bi ñu bay lu toll ci 1,000 junni jàpp ñeent fukki junni tonnes ngir loolee mën a nekk nag faw ak njàppandal da ciy baax ndax la leen gën a jaaxal mooy suñu bàyyee sésame bi bu noppi sax fu ñuy jaar ba jaay ko ak ku ñu koy jaay ak nu ñu koy jaayee bëgg nañu ñi nga xam ne noonu la état bi taxawoo lu ci mel ne gerte gi mu taxawoo ko sésame bi ba ñoom ñi cay yëngu ñu mën caa am teranga fédération gi leen jaboote ki ko jiite Cheikh Oumar Sy lay wuyoo ñu déglu ko Ibrahima Diamé. ci mbay mi pratiquement dañu amoon problème mu disque de semis bi ISRA réglé na ko beneen jafe-jafe bi mooy jigéen ñi seen tool yi jigéen ñi foog ñu gën leen jox tool parce que jigéen ñi dañu am doole ci mbayum sésame dañu gën a soxla suuf ñu gën a bugg ci par endroit parce que du sax Sénégal gi yëpp mais am na endroit yoo xam ne comme dugg nañ ci léegi ñu gën leen dimbali ci suuf si am na njëriñ beneen jafe-jafe bi am ci sésame mooy bi gën a rëy mooy bu majeur bi mooy njaay mi nag li ci nekk jafe-jafe mooy sésame dañ fa am importance ci bitim réew ba nga xam ne ñi koy jënd si bu ñu ñëwee dañuy jouer ak ñun chat ak souris ñun nag li ñuy bañ ñun mooy dañu bañ nañu loolu ñun bugguñu ko exploiter ñun ak suñuy lëkkaloo yi ñu àndal ñoom SERAS ak UNICEF ak CNCR ak ñooñu dañuy encadrer baykat yi ba nga xam ne bii la ñuy gis seen bopp ci li ñuy liggéey. baykat yi ca diwaanu Casamance am lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci suñu ay koppar ci ay millions loolee bàyyeekoo ci koppar yi nga xamante ne ji waa PPDC baaxee nañu ko seen lëkkaloog réewum Sénégal ca lañ leen ko financé ñoom it ñu jël koppar yi dem jugal ko banque ngir bëgg bu ñu bëggatee lebati duñ leen laaj benn garantie loolee ci seen gis-gis dafay gën a yombal seenub liggéey leeral li Abdou Aziz Badji mooy président bu cadre de concertation des ruraux ca diwaanu Ziguinchor am nay kàdduy leeral yooyu dénk ne ko ci Boubacar Diassi. réew mi mat na ay at ñuy dégg subvention ay milliards ñu ne nag milliards yi ñu ngi koy dégg tey duñu koy gis mu am benn projet bi nga xamante ne gouvernement moo ko lal ñu tuddee ko PPDC. bu loolu amee mu nangu naa jéem ak yéen ma jébbal leen gestion intrant subvention intrant bi. ci gestion subvention intrant bi ci la ñu dem ba dajale alal bi nga xamante ne moo ñu dajale tey yi muy 125 millions téeméeri millions ak juróom fukk ñu jàpp ne alal boobu il faut que ñu dem denc ko ci suñu banque pour que fonds bi mu nekkal ñu fonds bi nga xamante ne bu ñu soxla ay milliards ñu tibbee ko ci garantie boobu waaw loolu mu doon garantie pour béykatu goxu Casamance région Sédhiou Kolda ak Ziguinchor alal boobu li ko tax a sax jóg pour moom suñu bopp. buggatuñu fu ñu dem buggatuñu tallal suñu loxo ci wàllum approvisionnement ak jënd matériel agricole buggatuñu ko alal bi dina tax ba ñun ñu dem di leb ji xaalis ci banque ñu liggéey fay. au conseil collectivité territoriale amal na ñetteelu session ca ndaje moomee waxtaane nañu fa nees di def ba communes yi mën di jote ci wàllu financement ngir projet coopération décentralisée waaye it wax nañu jëmee ci wàllu immigration clandestine di mbëkk mi ak nees di def ba wut ci saafara njiital au conseil collectivité territoriale di Aminata Mbengue Ndiaye ñu déglu ko Fara Ñinga. li nga xam ne tey moom la ñu mujjeel te ñun suñu thème yëpp nag dafa mel na du ñuy toppante parce que li nga xam ne tey moom la collectivité locale yi gën a soxla mooy alal yu ñu liggéeyee. am na loo nga xam ne état mi ngi leen koy jox am na loo nga xam ne tamit ñoom au niveau de la base am na ay taxes ak ay impôts yoo nga xam ne du ñu koy récupérer au niveau de la base. ci wàllu njàng mi ci wàllu agriculture ci wàllu même tabax ay école ak yu demee noonu ñu ni coopération décentralisée kon war nañoo xool nan la ñu koy taxawale ba mu gën a mën a jëriñ collectivités yi maanaam communes yi ak département yi am na ci ñoo nga xam ne amuñu personnel
technique bu leen mën a permettre ñu am ay bons projets de coopération décentralisée invité bi tamit ay communes yoo nga xam ni bu mel na Dakar bu mel na Saint-Louis bu mel na Louga ñoom duñoo am ñoom itam ay cas spécifiques de coopération décentralisée yoo nga xam ni xaw naa yàgg parce que am na ci yoo nga xam ne sax ci début indépendance la xëy na sax am na yu jiitu woon indépendance parce que ku nekk xam ne ni Ndar bi muy am commune boobu le Sénégal n'était pas indépendant ak Gorée. société civile bi ci réew mi ngi jàngat juróom-ñaaru rapport bi bàyyeekoo ci ITIE bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne ji moo di Elimane Kane président bu Leg Africa contrat yooyu nga xamante ne ji kon dafa tënku ci ay documents yooyu ñi ngi ko sukkandiku ci code minier bu yàgg bi nga xam ne atum 1998 la ñu ko taxawaloon mu gis ne loolee ay manquement la maanaam am na ay rëq-rëq yoo xam ne dana ko jur coordonnateur bu coalition bi ñu tuddee na ngeen siiwal li ngeen di fay muy publier ce que vous payez di Demba Seydi moom daf cee gis daal ak loomaate ak ñàkk a tege ci yoon ci anam yi ñuy séddale yëf yi waaye gis na ne wàllu lempo gi woyefal giñ ci dugal dafa ëpp Maimouna Ndiaye Jafra Ba. rapport ITIE buñ ko fësalee dafay joxe ay xibaar ci secteur minier bi xibaar yooyu day dem ci résultat yooyu yëpp buñ sukkandikoo ci ñiy fare ci société civile seen xel dalu ci. coow li lu mu bëri lépp lan la mbiru mine ak pétrole représenté ci biir Sénégal ñu jàpp ne bariwul parce que booy seet contribution ci PIB bi weesuwul 2,2%. contribution ci li xaalis bi dem ci suñu biir ay gafakaay yi lempo weesuwul 5%. bu fekkee lu aaju la ci cër bi nga xam ni askan wi war na koo moom ci revenu yooyu coalition publier ce que vous payez xelam dalu ci. fan yi passé ministre Omar Sarr bi ñu ko nommé annoncé na ni que ni fin du mois de novembre dinañ débloquer 5 milliards pour jox ko communauté yooyu malheureusement ba heure bi may wax ak yéen ñaar dërëm jotaguñu ko te nag bu mu annoncé 5 milliards lendemain bi ministre des finances dafa génn ne li des ci xaalis bi forclusion maanaam dootuñu ko mën a génneeti lu waa mayatu leen ñu génnee ko donc loolu waaw kaddu yi xaw a waroo donc ñu jàpp ni. population war nañ jot non seulement seen 5 milliards waaye lépp la ñu war a jot waxuma la 5 milliards kese. acteurs yi nag mu mel ni bëgg nañu ñu gën a xoolaat li ñu duppee allègements fiscaux ndax kat nee nañu niñ koy amalee doy na waar. dama jàpp ni ku mën a def bénéfice war nga mën a fay sa lempo donc dañ leen koy baal te baal googu teguwul ci benn yoon teguwul ci loi teguwul ci politique ñoom ñooy xool compagnie bu leen neex sur la base yi ay négociations. baal leen loolu te loolu moomuñu ko bala ngaa maye dara nga mu fekk nga moom ko. bu ñu waxee publier contrat du lépp mooy feeñ parce que dafa am contrat yoo xam ne dañ koy publier journal officiel mais duñ publier annexe yi te annexe yi nag léeg-léeg dafay am ci yenn clause yoo xam ne mooy gën a am solo ci mbir mi nu muy tëddee yoo xam ne duñ koy publier. ci rapport bii di ñëw nag ñii nga xam ni ñoo fare ci société civile bi bëgg nañu poñ yi nga xam ni dafa lëndëm ci seen i gët ñu xoolaat ko ndax kat li ñuy woowee transparence lu war a mën a nekk la ci seen kàddu. Palmarin nekk kon ca département bu Fatick am na fa salle multimédia loolee ndimbala lu bàyyeekoo ci état bu Sénégal jëm rek ci gën a dooleel tàggat gi ñuy tàggat gune yi ci wàllu informatique ak li nga xam ne moo di numérique Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. ngir démarrer activité yi salle multimédia bi nga xam ni moom la ñu taxawal ci Palmarin formé nañu lu tollook fanweeri ndaw ak ay jigéen yu dëkkee ci gox boobee ci informatique de base na lii dañ ko def rek ngir xeex lépp luy fracture numérique. ñoom def nañu lu ñuy woowee informatique de base suñu ay formateurs ñuy liggéey au niveau de l' agence de l' informatique de l' état ñoom ñoo ko def donc permettre la leen ñoom ñëpp ñu am base informatique donc loolu nag possible na parce que def nañu salle multimédia bi nga xamante ne. président de la République Macky Sall moom moo ko jagleel donc commune Palmarin salle bi opérationnel nañ salle bi am na connectivité internet donc tey suñu infrastructure moo ñëw fii ba Palmarin bu permettre donc connectivité boobu mais également salle bi am na 40 machines yi nga xamante ne mën na former 40 personnes en même temps. salle multimédia boobu nag nee ñu élèves yi ak itam jàngalekat yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci Palmarin dana leen amal njëriñ bu baax a baax. élèves yi nga xamante ne dañuy jàng également bu ñu leen permettre de très tôt ñu mën a am accès ci numérique dina améliorer qualité enseignement bi nga xamante ne dañu koy recevoir donc ADIE dinañu continuer appuyer leen
mais aussi ay points wifi dinañu ko fi def ci au niveau du lycée. fanweeri ndaw yi nga xam ne nag ay góor lañ ak i jigéen yu yëngatu ci secteur yu bëri ñu ngi leen formé nag ci lëkkaloo bu dox diggante Maxime Jean Simon Ndiaye ak itam ADIE. commune yi wër Palmarin yëpp bénéficié wu ci formation yi nga xam ne moom la ñuy def mu nekk yeneen communes yi nekk ci arrondissement yi am na ay villages yu nekk axe Joal Palmarin ak Ili dinañ leen jox loxo pour mu ñëw bénéficier wu formation yi nga xam ne moom la ñu nar a def fii. comité de gestion taxawal nañ ko ngir rek muy mën a saytu salle multimédia boobu ngir entretien bi jaar yoon. Aminata Goudiaby waxtaane wàllu tàggat yaram ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média ak ñeent fukk ak benneelu championnat d'Afrique ci wàllu judo ca Madagascar lay amee doomu Sénégal bii di Mbagnick Ndiaye def fa jàlleewre ju rëy jël na champion ci ñi nga xamante ne ji ñoom la seeni kilo ëpp téeméer mu di plus de 100 kilos moom moom nga xamante ne ji double champion d'Afrique la léegi ci wowile wàll ci final bi ci la gañe doomu Algérie bi nga xam ne moo di Mohamed Sofiane Belreka ñu jàpp ne nag lu aju ci boobile titre mu di raaye boobee mu jël tey ji ci ay loxoom la nekkoon des na ci dikk kon nu mu gën a yaatoo ngir gën koo leeral loole mu tëj ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci ni ngeen ko doon teewloo 20h xibaar yi na dellu si waat ci français ak Cheikh Tidiane Diawo mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm